la chaîne qui vous rapproche de la réalité. asalaamaaleykum mbokk yi man Seydina Seck maa leen nuyu bu baax di leen sant di rafetlu confiance bi ngeen am ci seen chaîne SénégalActu TV mbokk yi tey dañoo fas yéene ñëw waxtaan ak yéen ci beneen ponk li nga xamante ni jëm ci wàllum actualité bu ñu ne actualité nag xel yi tamit dem ci li nga xamante moom moo occupé une partie de la presse mooy jàpp bi nga xamante ni jàpp nañu ko wala teg nañ ko loxo kii di Pape Ndiaye teg ko ci garde à vue mu fanaan fa démb guddi gu njëkk lu ma tax nag may wax dama ci dégg ay wax yoo xamante ne tey bu ñu ko toppee li nga xamante ni dundoon nañ ko le 3 jàpp le 4 mars mën nañ ko dundaat ndax rek ci coow loo xam ne dafa jëm ci wàllum une sénégalaise ak un sénégalais ñu bëgg ko jël yóbbu ko si beneen dimension boo xamante ne yeggu fa ndaxte maa ngi dégg tey site bii di Walfnet bind ne Pape Ndiaye dañ kaa porter plainte waaye ba mu demee waxuñu ko sax lu jëm ci wàllum plainte ba ñu ngi koy wax ci ay déclaration sorties yi nga xam ñu ngi koy def di attaquer régime bi di jàppale Ousmane Sonko lu ñu mel donc loolu ñu ngi koy wax pour yàq ñu ngi koy wax pour jaxase ndax dara du ci dëgg ndaxte bëgg nañu bu ñu waxee loolu peut-être ñu am soutien aux réseaux sociaux yi nit ñi ko def ay affiche ay free Pape Ndiaye je suis Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye alors que loolu lépp dara du ci dëgg li nga xamante ni xam nañ ko ci ay gëstu yi nga xam def nañ ko mooy le 20 mars 2020 Pape Ndiaye dafa amoon benn ndaw bu ñu daan turam ND moom la seqaloon benn mbir ndaw si dafa amoon ay partenaire am boo xamante ñoom ñaar ñoo bokk di liggéey partenaire am boobu ñu sàcc ay ordinateur ñëw jaay ko mu jënd ko ba ñu jàppee ñi nga xam ne ñoom ñoo sàcc yi ñu topp action bi ba teg waa ji loxo ñu jàpp ko pour recel ndaw si nag jàq ñu ne ko Pape Ndiaye mii nekk Walfadjri di def émission balance moom kat am na relation boo xamante ni bu la jàppalee wala bu ngeen waxtaanee ba juboo mën naa lijjanti ba sa waajoo ji génn xam nga ku jàq nag luñ la wax tamit da ngay nangu loo mën def ba sa waay génn da nga koy def ci loolu ci la wax ak kii di Pape Ndiaye ñu waxaale 1 million de francs CFA 1 million yooyu nag ndaw si nag wax dëgg yàlla mënu ma la kaa jox lépp mais dinaa la jox 500 000 bu génnee ma jox la yeneen 500 000 mu ne ko du génn du yàgg dara d'ici 15 jàpp 1 mois dina génn ndax man lii lu dara ci man dossier bi mën naa ko lijjanti ñu d'accord ci loolu 15 jours yi passé 1 mois yi passé atu 2020 jeex ba 2021 mujj bi ñàkk kees la ko doon jaay ndaw si pour mu jot ko problème la yooyu yëpp da am ci mu dem na ba xam ni dara sa sutu fi dem na sax ba porté na ko presse ndaxte amoon ay sites yoo xamante ni jotoon nañ kaa junju mais xóotuñ ci woon ci loolu nag ci la ndaw si dem porté plainte ba mu porté plainte tamit moom Pape Ndiaye ñu woo ko convoqué ko mu jàkkaarloog ndaw ñu déglu ko ci dossier bi ba lu mu wax enquêteurs yi sax mën naa ci ñëw pour wane ne fii lépp loo xam ne dañ koy wax dara du ci dëgg donc amul benn yoon boo xam ne sax tudd nañ fa wàllum Ousmane Sonko wala wàllum régime loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy wax muy Pierre Edouard Faye ak waa Walf ñoom ñoo mën a wax loolu mais Pape Ndiaye gëwma ni wax na leen loolu parce que waxu Ousmane Sonko jugu fa ba ko enquêteurs yi sëkkatalee mujj def na leen kat kii sama coro la woon dañ daan génn mu lewal ma xaalis bi loolu la wax enquêteurs yi
lu leer laa leen wax nag waaye ndaw si dafa wedd lu ñu mel ba tey jii jamono jii may wax ak yéen sax mook ndaw si ñi ngi def confrontation enquêteur bi tim leen ñi ngi wax ku nekk jamono jii may wax ak yéen donc coow li noonu la demee amul dara lu ciy politique te nag moo wax la leneen ba mu demee ba coow li ba ñu xëytee médias yi wax si am na koo xamante ne Kaolack lu jógee pour ñëw déposer sa plainte ni moom tamit dund na lu mel ni ak Pape Ndiaye donc loolu la wàllum escroquerie la yoonum politique nekku ci yoonum régime bi nekku ci faut pas que ñu jël nit ñi di leen induire en erreur ba ñu fiy def musiba boo xamante ne dund nañ ko fi ñi fi ñàkk seen bakkan ñu fi ñàkk seen alal ñu fi ñàkk seen liggéey si rek coowal privé jël ko yóbbu ko ci coowal politique loolu nag moo fi war a jeex ni ñuy wax nit ñi dëgg ku wàcc sa ànd boo dem fekk fay borom yow doo avocat doo juge simple chroniqueur rek nga ana naka nga war a mën a libérer nit ban intervention wala intermédiaire sax waroo ko mën a jouer pour lan loolu nag la demee amul leneen daray politique nekku ci parce que tey bu doon tey wàllum li nga intervenir tey si média yi munoo fee wax lu fi Pape Alé Niang waxul munoo fee wax lu fi Ahmed Aïdara waxul munoo fee wax lu fi Mansour Diop waxul munoo fee wax lu fi keneen ak keneen waxul man mii lu nekk yàq naa ko régime Macky Sall bi ba tey ma wax ak yéen mënumaa d'accord mukk suñu ñuy doxalee réew mi sama position la sama gëm-gëm la te fu nekk wax naa ko plateau bu ne toog naa fa wax ko fa mais faut pas que nag ngeen nekk def lu ngeen def ba pare ëlbatiku ñëw ne wooy dama contre régime moo tax wala dama naan jël yenn position yi wala dama naan wax li juge Samba Sall wala dara c'est pas vrai da ngay wax ji nañu wax ji nit ki ku wal xàq wala kaana moral boo doon dee sax te nga war a wax dëgg da nga koy wax parce que tey jii coowal li nga xamante depuis mars la woon xanaa boo ko defoon moratoire sax heure bi jeex na parce que lii dafa war a jeex ci Sénégal intervention gis nga tey lii kooku nga xamante moom mooy le grand trafiquant des faux médicaments si yu mel nii rek la génne peut-être mars la woon xam naa peut-être nga doon lijjanti pour jéem a xool naka la ñu war a mën a dugalee turu kooku ci affaire ci grâce présidentielle wala yooyu je sais pas il faut que ñu xool ñu assainir milieu boobu te yu mel ni nag du yem rek fii bu dee chaîne lay nañ topp chaîne bi enquêteur nañ topp chaîne bi ba fu mu yem parce que dafay gàqal suñu justice su réew nañu topp chaîne bi ba fu mu yem neex yow yàlla wax naan garde à vue jombut kenn kaso jombut kenn donc nañ fa toog ak ngor faut pas que ñuy bëgg a di nax askan wi naan leen lii la fekk door dara du ci dëgg coowal benn sénégalais la ak benn sénégalaise mu ameel ko 500 000 yu mu ko war a jox promettre ko ne ko dinaa la génneel sa partenaire bi nga doon liggéeyal buy génnee nga dellu ma sama yeneen 500 000 noonu la wax bi demee loolu kese la leneen luñ ci wax tooñ ñeneen ñu ci bokkul loolu mooy wax ji loolu kese la loolu nag ñu bëgg si nag jël mbir mi bëgg ko jël ko yóbbu ko foo xamante ne yeggu fa maa ngi dégg say réseaux sociaux yi ñi naan ay free Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye je suis Pape Ndiaye mel que ni dafa dañ si liggéeyam lañ ko fekk jàpp ko man bu ñu la fekkoon si sa liggéey jàpp la wala nga wax si média télé loo xamante ne tey jii liberté d'expression tey jii nag may na la ko nga wax ko ñu jàpp la ñu lay njëkk a taxaw xeex jàppale la man ci laay bokk su ma ko jiitewul sax loolu mooy wax ji ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom moo tax parfois man je me dis que nit ñi dee leen dégg lu ñuy wax waaye bu leen xool mukk lu ñuy def loolu dafa law ba ci nitu diine yeeg imam yeeg parfois muy loolu kenn maa ngi dégg benn imam boobu di xas waa ji moom fan yi jàppoon nañ ko ci affaire cantine yooyu nekkoon ci grande mosquée bi donc loolu mooy société bi loolu la
mais nit ki booy dóor ba daanu amal ngor jug fa xasuwaat raay sa doq dem xam ni kat tey baaxut peut-être yàgg naa baax si yeneen yoo xamante ne askan wi yëguñu ko ba ci émission balance boobu sax émission balance boobu invité yi demeewul noonu da ngay am sax nit day nekk ci kaso ba yàgg fa lool kenn jugé wu ko émission boobu xam na ni ay nit yoon ñu bëri dañ koy suivre ñu woo la fa woo bi du gratuit de déedéet fa la dóori tàmbalee dinañ si ñëw bu baax mais daal lu bëggoon li nga xam ne mooy tënk vidéo bi tey du gudd loolu la woon pour informer nit ñi ni li nga xam ne dañ leen koy wax dara du ci dëgg du position yi naan jël si télé bi moo tax ñu jàpp ko bu doon loolu tey ay moromam yu bari jàpp nañ wala woo nañ leen benn sénégalaise la amal problème mooy NDAND amal ko 500 000 yoo xamante ne boobu ba léegi lekk na 500 000 am partenaire bi nga xam moom la daan liggéeyal tax dañuy sàccoon ay ordinateur jaay ko kooku ñu jël ko teg ko yoon teg ko loxo ndaw si kooku la woon jéem a neexal pour ñu mën ko mën a génnee loolu mooy wax ji leneen lu ñu leen si wax nag dara du ci dëgg mbokk yi maa leen gërëm bu baax di leen sant di leen baalu àq ci koor gi nga xam ne ñu ngi koy jeexal te di leen baal àq yàlla nañu lépp loo xamante ne julli woon nañ ko fi ak ñaan nañ ko fi tamit si biir gu weer bi sell bi yàlla na ko suñu borom nangu yàlla xare àjjana ñi nga xamante ne tey jii dañoo àndoon ak ñoom umandoor koor gi te njeexatal bi fekku leen fi yàlla na leen yàlla yërëm ñu jiitu ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana yonent yàlla Muhammad teeru leen ñun ñu fi nekk nag yàlla nañu yàlla may wér ak gudd fan yokk xéwal yi tàqali ñoog mbas mi ñaatal Sénégal di leen gërëm baax di leen sant ci Sénégalactu TV ak ci sénégalactu.com peace and love jërë ngeen jëf. La chaîne du rapproche.